bay dugub ñu dundee naaj bi di tàng ñuy sentu taw see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su nawetalee ñuy sentu taw soo ko wedee demal Bawal mbaa nga dem ba wàllu mbuuj asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant comme ni ñu ko tërale woon si organigramme bi dañu ñëwoon def benn visite de terrain ak nos élus locaux maire Kër Moussa maire Diender maire Pout ak maire bu Morolan ak représentant administratif muy en l'occurrence le sous-préfet adjoint sous-préfet ñoo fi toogoon ak nos partenaires yi nga xamante ne ñoom la ñu àndaloon si liggéey bi lu mel ni Cradex ak yéen fournisseurs yi nga xamante ne ñoom la ñu war a liggéeyal si wàllu énergie solaire bi ak aussi CCDN bi nga xamante ni mooy cadre de concertation bi nga xamante ni moom moo yor wàllu volet politique bu béykat yi si au niveau de la zone. comme niñ ko waxee woon affaire bi dañuy bëgg problème timing la ñu am dañuy jox ki président Matar nga xamante ne moom si toolam la ñëw pour def visite moom mu expliquer autorités yi fi nekk exactement travaux bi nan la demee ak liggéey bi fi mu toll ak perspective yi nga xamante ni moom lañ soxla si kanam après ñu dem si beneen site mu gaaw. damay jiital ci nuyoo bi les maires bu ma nee les maires ça signifie les maires des 4 communes yi nga xamante ni jeunesse bi nekk fii di bay ci seen suuf la nekk ñu jël ci nuyoo bi teg ko ci loxo monsieur le maire de la commune de Kër Moussa muy monsieur Momar Ciss mu séddaleel ñu ay gani maire am ndax maire yëpp moom lañ gane si tey ñu jël nuyoo bi teg ko ci loxo le sous-préfet bu Kër Moussa jox ko délégation bi nga xamante ni ñoo jógee gendarmerie ak waa pakaaw yi ñuy jàppale su ko defee ñu jël nuyoo yëpp muy nuyoo baykat yi ñu teg ko ci seeni loxo ba keroog muy àgg ci monsieur le président de la république monsieur Macky Sall waaw comme ni ngeen ko gisee ndax gars yi danoo wolof dafa am lu mu lépp dañuy tungu ne du teew ñiy nataal ndax lii nii yaakaar naa ñi nekk fii nii muy délégation bi jóge ci maire yeeg yëpp. am na ci ñoo xamante ni jàpp naa ne tey leen njëkk a gis lu mel nii te ñi ko def ñëpp duñ dara ay sénégalais lan nekk ay jeunes fii yaakaar naa ñiy béy fii ku fi am 50 ans yaakaar naa amu fi kon ay jeunes lan ñu nekk tamit jeunes yu am jom nga xam liggéey rek leen gëm jeunes yooyu nag liggéey bi dafa nekk ci phase boo xamante ni ci rupture la nekk ndax ñi ngi jàkkoonteeg difficulté yoo xamante ni bu continuer bu déwénee bu ngeen ñëwee fii ay garab yu mag ngeen fi fekk mais du nekk soble te boobaa semence totale lay doon ndax bu ma nee semence totale mooy góor ak jigéen léegi ngeen gis ne ñuy liggéey ñëpp ay jigéen lañ fii plus de 2000 femmes dañ fiy xëy par jour di fi daan seen doole. liggéey bi nag am na menace bu rëy menace bi mooy lan li ñuy wooyee agro business nga xamante ne agro business yooyu bu ñu ñëwee soxla surface bu yaatu ñu ngi koy jaar ci élus locaux yi wala ci maire yi ba nu mën a bay. ñun nag liñ leen di ñaan étant les maires danoo bëgg agro business yooyu buñ leen di wax ñu bañ a tudd zone bii nii ñu bañ fee am bu ñu ñëwee ngeen li leen li fi ne ci suuf dañ koy jox suñuy doom ndax bay rek lan xam te bay rek lan gëm te loolu tamit moo ñuy handicapé bu baax a baax ndax ñun tey jii nii agro business yi nga xam te ne ñoo nekk ci àll bi di bay ñun bu ñuy jaayee kilo soble fukki dërëm par exemple ñoom dañuy ñëw di jaay ñetti dërëm te xam nga tamit dañoo nekk ci réew moo xam te ni li gën a yomb rek la ñuy jënd da nga koy xool man bu ma demee marché li gën a yomb laay jënd mais du ma xool li gën a baax te soble bu baax baa ngi nii soble bi de mën naa koo garanti kun ci jox saaku mën naa romb màggal bu amee benn rupture nga ñëw wax ak man kon ñun li ñuy def xam nañ ko te maîtriser nañ ko mais nag pour mu mën a continuer seen ndimbal da ciy nekk tey jii nii étant vous les maires réseau bi ngeen di gis nii ku mos a wax courant rek danaan ci dëkk la jëm. mais réseau bi yëpp ci tool yi la jëm ñun nag liñ leen di xaare mooy bu ngeen jógee fii yéen délégation maire yi ngeen fexe ba am audience ak monsieur le ministre de l'énergie bi yore courant bi ànd ak quelques baykat ñu waxtaan ak moom jëlee ko bureau am andi ko fii ba mu xam ni moom réseau électrique am li ci baykat yi liggéey ñu nekk ci côté domestique bi muy kër yi utiliser wuñ loolu ñu jàppale ñu ci factures yi jàppale ñu ci compteur yi ndax compteur yi ñu andil genn wàll gi day tàkk. xam nga compteur bi tàkk loolu c'est un danger bu grave la kon loolu war naa mën a ñëw en tant que ministre moom ñëw fii xam li gars yi liggéey ci courant bi
mu andi compteur yoo xamante ni day méngoog mbay yoo xamante ni ñun duñ xalaat dara ñu liggéey ci anam boo xamante ni dañuy mën a bay ak xel mu dal mais ñun instant yi ni ñuy bayee suñu xel dalul ndax mbay mu métti la ñuy bay beneen bi topp mooy engrais bi ak ya ca aju yëpp tey jii nii maire yi war na noo fexe en collaboration avec les 4 maires ndax li ngeen am nii muy 4 maires yi boo waroon Sénégal yëpp amu fi 4 maires yoo xamante ni tey jii seen i doom ñoo bokk menn ndox ñoo bokk benn territoire bi kon loolu war ngeen a wax bu ngeen jógewaat fii ba demaat ci bureau yi war ngeen a defaat benn liggéey boo xamante ni da ngeen di fexe ba engrais bi ñu leen di jox ci seen commune yi bu doonte 2 tonnes lañ leen di jox ngeen fexe bay am 100 tonnes te xam yéen seen engrais du pourrir ci seen i magasin ndax lu ñëw baykat yi dinañ ko jël loolu moo nekk message bi ñu jàppale jeunes yi bu baax a baax a baax a baax fexe tamit ba nga xamante ni gis na soble bii ñor fii nii lu bari bu fi fukki saako ñoree des fois dañuy dem ba juróom-ñaari day yàqu ngir lan amuñu fun ko denc ngir lan maanaam saytu ba ca war amuñu ci mais tey jii nii maire war nañoo taxaw taxaw ba ñun bu ñu liggéeyee ba ñoral la ca waraat lépp maire defal ñu ko ak population ndax population bi seen gi en grosso modo maa ngi guddal ndax am na yeneen langage yu ñu war a jëlaat maam ñeneen ñoo xam ne war nañoo jëlaat parole su ko defee li ma fàtte waroon koo wax li ma war a wax ëpp na lii li ma fàtte waroon ko wax su ko defee ñeneen ñi nga xam ne ñooy samay kilifa ne ci ginnaaw bu nu jëlee dinañ ko complété kon maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax xam ni lu ci jub ci yàlla la lu ci dëng tamit ci man mii la. en ramassé wax na li ëpp solo ci li nga xamante ni mooy yenn difficultés yi nga xamante ni béykat yi rencontré nañ ko comme ni mu ko waxee rek xam naa ni ak yenn points yi nga xamante ni yu bëri yu mu bàyyi lu mel ni accès au financement aussi loolu aussi lu am importance la si béykat yi nga xamante ni bu autorité administrative yeeg yi fi nekk nga xamante ni dinañ mën a jàppale béykat yi aussi ba ñu yombal leen accès au financement loolu dina baax loolu si kii aussi établissement comme ni mu ko waxee magasin stockage yi parce que foofu la problème bi gën a nekkee pense principalu béykat yi si wàllu stockage bi la nekk ak volet commercial te boo gisee taxawaayu coopérative bi ak suñu partenaires yi nga xamante ne loolu ñoom la ñu àndal si loolu la ñuy gën a liggéey par exemple par lu mel ni Pakaaw moom bi mu ñëwee système de commercialisation bi moom la gën a mettre en exergue ba nga xamante ni si la coopérative yi sukkandiku parce que si la coopérative yi mën a jëlee seen survie te aussi si la baykat yi mën a gisee seen bopp parce que def say kii dem uti say lépp defar ba bay ba soble bi ñor ba yegg fii nga am problème mu jaay ko si marché bi soble bi di yàqu si say loxo loolu aussi ay problème te loolu lépp li ko gën a favoriser mooy maanaam système de stockage bi nga xamante ni maanaam phase boobu yeggaguñ si normalement bëgg nañ ñu aussi ñu jàppale si ñoo ngi si liggéey ak yenn partenaires yoo xamante ni bëgg nañ am benn plateforme commerciale boo xamante ni installée au niveau de la zone avec infrastructure nécessaire yi nga xamante ni yëpp moom la soxla ñu def ko fi ba nga xamante ni bu ñu ñoralatee ñun en tant que coopérative dinañu mën a gérer commercialisation oignon bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey lu demee ni ñu ut benn financement de commercialisation boo xamante ni baykat bu ñoral dinañ la mën a jox loo dem nga jàpp si nga dem continuer sa liggéey soble bi ñu teg ko mën ko saytu trier ko def ko conditionné ko ba nga xamante ni fu ñu ko bëgg a yóbbu ëllëg si àdduna bi dinañ ko mën a yóbbu parce que ñun yegg nañ ci phase boobu malgré que du ñun ñoo koy def mais y a des kii yoo xamante ni ñu ngi fii ñëw di jël suñu soble di ko importer di ko yóbbu en Europe bu ñu fekkente noonu suñu soble amul qualité kon du mën a jógee fii di dem Europe di dem Espagne parce que y a des opérateurs yoo xamante ni fii ñu ngi ñëw jël di soble bii conteneur yi fii la ñuy taxaw ñu kii ko régulariser ko dama yóbbu ko kii pourquoi pas bu boobaa ñun ñu mën ñu dooleel ba coopérative bu boobaa mooy gérer lépp loolu lépp nag li koy waral mooy ñu dooleel baykat yi utal leen cadre boo xamante ni ñoom dinañ si mën a épanouir ba seen mbay yi ñëw dinañ ko mën a gérer ni ñu ko bëggee mais bu soble bi ñoree nii problème banque yi taxaw nga war a fay courant Senelec taxaw nga war a fay dundu ak njaboot gi taxaw nga war a fay amoo dara loo kii faaw di nga bazar de sa culture yi nga yor nga pour nga mën a régler sa problème loolu lépp li koy waral nag mooy faaw ñu jàppale baykat yi ñu am plateforme boo xamante ni mooy mën a gérer activité baykat yi ku ñoral sa soble xam ni yow bay rek moo la war boo paree coopérative bi la lay jox coopérative bi dina la jox au moins dina la jox 50% wala 60% si sa mbay nga mën a dem régler ci say problème bàyyi coopérative bi li si des si mbay mi coopérative bi yor ko gérer commercialisation bi jaay bu jaayee li nga xamante ne moom reliquat jox la ko mu jox la ko li war a dem si autorité parce que bu boobaa coopérative bu amee doole coopérative am na volet social am na loo xamante ni ëllëg autorité yi war nañ ko mën a soxlaa bu doolee coopérative yi yeggee war nañoo mën a yëkkat lu ñu jox kii mais fi mu toll nii phase bi ñu toll autorité yi ñoo war a jàppale coopérative bi taxawal ko ba ëllëg leen xamal njëriñ je vous remercie. man damaa ñëwoon fii. waaw da ngeen a ñëw fii ma dalal leen sama tool daaj am si kàddu yi ginnaaw bu ma sant sous-préfet
ñoo ngi lay sant si préfet ak ñi nga àndal ñëpp vraiment di leen dalal bu baax xam ne li ngeen def ni jéego yu réel parce que musa am lu musa am nag yaakaar naa bu ko ay nit taxawee dinañ leen sant mais dinañ ci am yaakaar parce que tamit ay nit ñoo xamante ni ñoo bokk toujours dañoo bokk di waxtaan. tey jii nii fii nga taxaw nii tey am na ñoo xamante ni Morala lañ bokk am na ñoo xam ne Jandeer lañ bokk am na ñoo xam Pout lañ bokk am na ñoo xam ñu ngi bokk bu Kër Moussa bi nga xam ne yàlla ñu boole ay nit nag bu leen yàlla xasee boole ci benn affaire li ngeen def ni yéen kilifa yi lii mooy sottal li ñu xalaat man lii am naa ci yaakaar lii nii bëgguma ñu dégg xalaatuma ne dinañ ko def benn ndaje boobu dañ fay war a daje rek ba déwén te jurul dara jàpp naa ne li mu am nii tey bu amee ñoom kilifa yi dinañ ci xalaat parce que tey jii nii bu ngeen demee ci jigéen ñee tey man mii moom tool bi tey boo demee tey doo fekk gën sama doom doo fekk gën sama soxna ay doomu Sénégal doo nga fa nekk te ñi ñëpp ñu ngi dëkk Fulum Jandeer Kër Moussa ñoom dong lañ ak ba Morala tey jii nii xoolal man kay am naa benn tool boo xam ne waaw kii donc kii laa ko jagleel spécial baraaj boo fa demee amul kenn ku fay liggéey parce que ñoom comme fa leen moo leen gën a jigéen dama leen yéen bu ngeen ñëwee bu leen dikkati fii da ngeen di yem baraaj te am naa tool yoo xamante ni waa Morala kese ñoo ko liggéey ñoom bu sax bu waa Ngomeen ñooñu comme Ngomeen jigéen ñi dama leen ak ñi dama leen andi fii ñu waa Morala nga xam foofu jigéen ñi ñoom fa laa leen bàyyi kon ñun liñ bokk mun ñu ko séddoo ay góor nag buñ bokk liñ mën a séddoo dafay jaadu ñu daje waxtaane ko kon man lii am naa ci yaakaar te ñoo ngi leen sant yéen kilifa yi bëgg nag buñ fi jógee ndax ñun lii mënaluñ ko suñu bopp ndax ñun liñ mën lépp ñun ñoo koy def fii le courant yi ngeen gis nii 400 et quelques millions ñun ñoo ko ko suñu bopp ba taxawal ko kenn fekkuñu ci loolu moom suñu man la woon ay juróom fukki jën lañ doon dajale def nañ ko ñeenti at biñ nee ba courant bi soxla bi ñu ko calculé dem nañ ci 400 et quelques millions 4 postes courant ñun ñoo ko taxawal te kenn fekkuñu ci loolu lépp man nañ ko mais yeneen yi ñu mënul nga xam ne yéen tey moo tax ñu wan leen importance bi ñu def fii nga xam ne tey jii nii yéen ñeent commune am ngeen lu kenn amul Sénégal mooy tey bu ngeen demee sa chambre de commerce première qualité Sénégal soble yii yéen ñi yéen a ko amee ci gox bii la ñu wax Sénégal bu ngeen demee sa chambre de commerce bu Thiès bi dañu ko fekk mooy lu rëy ñun ñu àgg ci tey jii nii ñun li ñu ñor soble mën naa yor Sénégal 4 mois ba 5 ñu am qualité bu dëgër mais ñu am ay problème mu denc suuf si nag li Ousmane wax am na solo man nag li ma xalaat mooy loo xamante ni fi suñu maam lañ ko fekke woon mu nekkoon fi démb ba ñun ñii ñu ñëw fekk ko fi ku ci ñëw am ci accès war nga ko sàmmal innocent yi nga xamante ne dañ nekk ci ginnaaw xamaguñ dara war a jàngi war a ñëw man li tubaab bi man parce que ñun askan wi il faut ñu gëm ni fi suñ biir ñun ci waa réew mi mën nañoo liggéey lu ëpp li tubaab bi liggéey tubaab bi soble yi ñu liggéey ak li ñu liggéey nit ñaa ngi koy yéem mais man dara yéem ma ci ñun ñoo leen dàq soble fuuf dañoo ëpp ay moyens man ñoral naa soble fii di ko yóbbu Dakar saa bu ma ko wàccee agrobusiness yi jógee foofu bala ñoo jaay damaa jaay ba noppi kon ngeen xam ne ndax ñoom soble bi ñuy indi engrais bi ñu ciy def ak produit yi ñu ciy def duñ ko limité parce que am nañ ay moyens fu ñu ko teg juróom fukki fan ak juróom mu yàqu te comme suñu réew mi gaañ loolu kenn du ko lijjanti ñoom nañ ko gis rek parce que boo xasee ba doon tubaab moom yow affaire boo def rek baax na mais tubaab bi ñoom li ñuy jaay ak jënd dañ ko war a xool ndax engrais bi ñuy utiliser ba seen soble ñoom fu ñu ko teg mu yàqu loolu lu ñu mën a si seetaan la waaye nag ñoo ngi sant suñ kilifa yi bëgg loolu ñu taxaw ci surtout suuf si ñu xalaat ni ñun suñuy doom war nañoo mën a xalaat ci forêt bi surtout man sax dépassé naa li fi newoon nga xam ne suñu maam ko bàyyi woon mais li fi newoon nañ gëm ne suñuy doom ak suñu doom yi war a ñëw buñ leen ko téyelee jàppale leen ko ñu tàmbali ko liggéey balaa 20 ans gone yi judd di jàngi danañ am ay xam-xam wala ñoom ay moyens yu ko mën a liggéey mais tey bu ñu ko jëlee jot teg ko ci loxo tubaab bi même 20 ans dinañ def comme ni ñu def seen suuf dinañ ko engrais ba suuf bi yàqu ñu jóg bàyyi ko ñun parce que ñoom mu wut si wuñ fa lu paase xaalis waaw am réew na fekkente ne yow xaalis doo nga fi aussi sàmmoo wér-gi-yaramu réew ma sàmmoo suufu réew ma kooku tamit taxaw di ko jox suuf lu jot xalaat la mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te wax dëgg yàlla di kontaan ci kilifa yi daje bi ñu daje fii muy loo xam ne ñoom am nañ ci ndam parce que ñoom ñoo fi jëkk a def yéen donc yéen fi mos a dajale ñeent yéen ñëpp ngeen dajaloo pour dimbali seen askan pour andi leen ñu solution
ñoo ngi Matar mi dafa am benn comité bu am solo boobu da koo jiite te moom ci yooyu rek moom lay dox di ko bëgg 1 minute 2 minutes mu sànni ci kàddu. dëgg kon asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di tàmbalee nuyu bi nag si monsieur le maire de Kër Moussa parce que si zone am la ñu nekk mu jàllale ma nuyoo bi si yeneen maire yi yëpp ñu ngi nuyu l'adjoint au sous-préfet ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu itam Jean Diatta ma la si ginnaaw parce que moom itam dafa yàgg si zone bi te def na fi liggéey bu am solo kon Jean ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu itam jeunes yi fi nekk ñu ngi leen di nuyu te di leen encourager itam ci li ngeen nekk bu baax kon président merci bi nga ma nangulee parole bi parce que fii laa ko bëgg a waxee bu ñu demee fële mën nañoo waxaat waaye bëgg naa ko fii ma ñëw tuuti si cadre de concertation bi sax am na ñoo xam ne ñi membre lañu si cadre bi comme Aminata Kamité bi toog si la bokk si cadre bi nag li taxoon ñu taxawal ko mooy dañoo xooloon zone de Niayes tey ji yéen a fi toog fii ñu nekk nii ci zone bi ngeen wax jafe-jafe yi wax ngeen wàllu suuf wax ngeen wàllu courant wax ngeen magasin de stockage wax ngeen jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk si wàllu mbay baykat yi nag ñoo daje woon wax jafe-jafe yooyu yëpp te boo zone boo si dem parce que jafe-jafe yi benn lay doon ñu ne lu tax ñun duñu toog ñun baykat yi ñu ànd dajaloo ñun ñi nekk zone de Niayes rek am benn kuréel boo xam ne si la ñuy tënk suñu bu ko defee wàllu plaidoyer cadre bi porté ko loolu bi ñu ko defee nag dafa am benn partenaire bu ñu àndaloon di CRADEX moo ñu àndaloon ci processus boobu dañoo def sensibilisation toute la zone des Niayes amul commune bu ñu demul autorités yi fi nekk gouverneurs yi dem nañ si ñoom préfet yi dem nañ si ñoom donc ministères yu bari dem nañ si ñoom xam leen cadre bi léegi nag bi loolu amee fekk na Pakaaw dafa bëggoon taxawal ay coopérative société coopérative Maguette Ndoye ngi si ginnaaw maa ngi koy nuyu bu baax Pakaaw bi mu ñëwee fekk ñun ñu ngi si processus boobu Pakaaw dañu man benn agence la bu étatique du ma dem di créer leneen fekk na yéen a ngi taxaw di def loolu kon mu ni man liggéey bi ma bëgg a def wóolu naa leen si yéen laa koy dénk donc si la ñuy jaar def sensibilisation ba taxawal 10 coopératives yooyu bii ñu taxawal nii Dudu yor ko si la bokk donc noonu la ñuy def ba taxawal 10 coopératives yooyu liggéey bi nag yombul woon jafe woon na trop mais dañu takk suñu ndigg ngir jeunes yi parce que bu doon ñun rek mën nañoo dem tëddi mais pour jeunes yi la ëllëg wax ngeen ko seen biir discours ëllëg yi xale yi parce que gis nañ fi mbëkk mi gis nañ fa leneen gis nañ fi ay jeunes yoo xam ne ñu ngi woon ci université yi gis nañ ñoo xam ne dañ ay oto la ñu yoroon di dawal te ñëpp bàyyi nañu loolu ñëw si mbay mi kon war nañ leen jàppale taxaw leen ba nga xam ne loolu dina mën a continuer mais coopérative yi volet économique la ñu yore loolu la ñu tënkoon si bi ñuy dem volet politique bi nag cadre bi moo koy porté cadre bi nag maanaam def nañ ko ñetti zone sud bi ñu ngi ne moo commencé Notto Gouye Diama ba Rufisque lépp lu fi nekk si volet politique cadre bi moo koy porté parce que engrais yi ngeen wax nii ku électricité bi ngeen wax nii wàllu suuf si loolu volet politique la bu ko defee loolu cadre bi mën na see jàpp def ay plaidoyer au niveau suñu kilifa yi nekk fii ñu ànd seeg yéen def plaidoyer boobu jàppale leen si loolu parce que cadre bi moom du laal xaalis du si yëngatu mais volet politique bi si lay yëngu exemple bi may joxe rek mooy coopérative Coprofel bu Kër Mbir Ndaw si la bokk si coopérative yi ñu dëgëral ñoom bi ñu amee temps yi la passé de ay soucis si seen zone bi ñu ko waxee seen président bi dañuy loolu di cadre bee ko yore parce que volet politique la dem leen si cadre ba ñu def délégation chef de village boole si ndaw ñëw mais problème ba dañ koo réglé ci ay médiation ay waxtaan ba mu réglé kon loolu rek laa bëggoon dool fi mu toll boo demee commune bu Cepp nga xam ne moo fi gën a sori presque ay gàndoŋ jafe-jafe ñu amoon nga xam ni ci wàllu mbay la te volet politique bi si lay dugg bañ ko yëkkatee seen maire da leen ne dem leen si cadre bi ñu daal di orienté si cadre bi ñu dem waxtaan ba loolu réglé lu mel nii fi am nii bëgg nañ koo def foofu parce que ni mu amee fii wax ngeen ko ni mu amee fii amewul foofu l'ensemble des maires boo ko taxaw toog benn place di waxtaan berewul fu muy am te loolu waaw te loolu ñu ngi siy def ay jéego depuis 1 an ñu ngi siy def ay jéego rencontre nañu maire Kayar rencontre nañu maire Diender dinañu dem Notto yenn maire yi fi nekk jox naa leen ay demande d'audience wax naa leen ko sax bu ñu mayee audience bi dinañu dem si ñoom gën a waxtaan ci li ngeen def fexe nii nuñ ko gën a dëgërale ba nga xam ne ñun kat suñu zone bi yëpp benn zone lay doon ñooy nasandoo ñooy noteendoo loolu rek laa doon jokk wasalaam. mbay mi
mbay mi metti na ndax fere yi bari na te bu jaay jotee du na am fu nu jaaye ndax loolu lamb la nu koy jaaye te loolu baaxul waaw ndax loolu arrangé wu nu booy fere dangay fere la ngay liggéey boo liggéey mu mën a génn. ñu ngi leen di nuyu di leen ziare nuyu waa tool bi yëpp di wax ne ñu ngi nuyu Matar mi nga xam ne moo jiite gune yi yëpp nag di ku baax macha allah di ku dimbali njaboot ñun ñu nga jógee ba Ndaam loo ñu ñaan nag mbayam mii yàlla suqali ka Matar ku baax la tool yi yëpp moo ko yore dañuy bay bëgg mbay bi jar loolu tamit day manqué daaw moom soble si fii la nëb dara jëw fi te ñuy wax nguur gi mu jàpp si ndax moom mii Matar Codou jàppale na askan wi jàppale na xale yi jàppale na ñëpp kon nag état bi nañ ko jàppale soble si ñuy bay ñu koy jënd si anen boo xam ne nii anen bu mucc ayib la ndax ñoom dañuy sonn dañuy def parka bi dañ siy sonn dañuy liggéey dañ siy sonn buñ liggéeyee ba pare nag ñu jigéen ñi dëkk fii yëpp la ñuy ñëw pour di ko jàppale di dagg waaye nag bu paree war nañ koy jàppale pour soble bi tamit man di jar ndax jar bi mooy suqali ñëpp. jàmbaar yee su noor jotee ñuy wër di lekk su tàmbalee xi ñuy séntu taw su tawee su tawul ñuy fayi bor jàmbaar yee jàmbaar yee miir garab daan ci yow xiif gi ñuy xiif yaay di koy faj bés yi ñu wees ñoom dañoo tiit jàmbaar yee jàmbaar yee On est allé là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai visité tant de superficies qui ont été emblavées cette campagne. C'est un volume de production de temps. Mais c'est à partir de là que vous pouvez maintenant élaborer des stratégies. Moi, je parle sur le plan commercial. Parce que je ne peux pas parler à quelqu'un en lui disant j'ai une production d'une coopérative qui est à Pout. Quelle est cette production? Je n'ai pas les chiffres. Je ne suis plus crédible. Il faut que nous alimenter en chiffres. Qu'on ait des chiffres sur les superficies. Qu'on ait des chiffres sur la production. Et à partir de ce moment maintenant, on peut vraiment élaborer des stratégies qui soient des stratégies opérationnelles. On parle souvent de contractualisation. Quelqu'un que tu veux engager dans un processus de contractualisation, il va évaluer ton potentiel. Et c'est à partir de ce potentiel qu'il peut se déterminer par rapport à une action. Et si vous n'avez pas le potentiel, mais il ne peut pas avancer. Donc, s'il vous plaît, vraiment, commençons à raisonner chiffres. Ici, j'ai vu un volume important de production. Ce volume-là, il est estimé à combien? On a besoin de savoir. Sinon, on est dans le vague, dans le flou. ni ñu ko bëggee ci lu temps bu gàtt comme que dañ fay dajale ay autorités yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi am foo jóge te am yeneen soxla yi tamit yu la fay xaar kon nag ñu bàyyante xel rek en même temps aussi ku ci intervenir tamit nga jéem a xool noo gën a mën a résumer kàddu gi rek ba nga xam ne dañuy wax li nga xam ne mooy essentiel bi rek ñu wax ko te après ñu yeewi gan yi ci loolu nag comme tey jii ni ngeen ko xamee coopérative bi nga xam ne SCAP TC la tudd di société coopérative d'appui à la production la transformation et la commercialisation moom moo woote woon ndaje mi ànd ko ak bureau bi ak ay membres am ñëw fii invité fii ñi nga xam ne mooy maire yi nga xam ne ñoo nekk ci communes yi nga xam ne ñoo tënk coopérative bi ci loolu ñu ngi fiy recevoir maire Morolan nga xam ne benn parti ci Morolan fii la bokk ci coopérative bi la bokk ak maire wu Kër Moussa ak maire wu Jandeer ak maire Pout bi nga xam ne siège bi fii la nekk moom mooy dalal gan yi ci loolu aussi ñu ngi dallu kii di le sous-préfet bi nga xam ne moo fi nekk ak
suñu partenaire principal di PACAO bi nga xam ne coordonnateur am kii di Maguette Ndoye moo ko fi représenté ak waa cadre de concertation bi nga xam ne suñu tonton Matar Ndoye moo ko fi représenté ak si yeneen partenaires yoo xam ne ñoo ngi fi di waa énergie solaire bu waa Ibris bu Thiès ak ñeneen kon nag ci loolu damay def benn bref présentation coopérative bi wax leen kañ la juddu ak ñaata membre a ci nekk ak superficie yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ak li nga xam ne moom la ñuy yëngatu ci loolu tamit coopérative bi ñu ngi ko sos ñu ngi def assemblée générale bi le 9 octobre 2021 bii passé ci loolu nag coopérative bi dafa boole ay groupe bu baykat ak ñoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu transformation ci loolu tamit lu mat fukk ak juróom-ñaari groupement ay GIE ak ay OP ñoom ñoo dajaloo tënku taxawal coopérative bi ñu taxawal ko ci zone boo xam ne ñeenti commune ñoom ñoo ci nekk ci commune yooyu nag kenn ku ci nekk am ay ndaw yu fa jóge bokk ci coopérative bi bokk ci bureau bi ci loolu bureau bi boo xoolee président bi kii di Doudou Diop mu ngi bokk ci commune u Diender man mii di topp ci moom di secrétaire général bi maa ngi nekk ci commune de Pout ki topp ci ñun di trésorière bi moom mu ngi nekk ci commune de Kër Moussa ñu fexe ba ñun ñëpp ñu boole suñuy doole di liggéey pour li ñuy liggéey di wàllu mbay ak wàllu transformation jëm kanam ci loolu ci présentation boobu nag coopérative bi toll nañ ci 3149 membres la ñu toll ci membres yi ci loolu nag ñu ngi liggéey ci wàllum soble ak wàllum mango ak transformation wu produits yi nga xam ne ñoo dérivé wu ci loolu aussi ni ñu koy waxatee surface bi nga xam ne emblavé maanaam surface boo xam ne ñu ngi koy liggéey ci wàllum soble toll na ci 1200 hectares li nga xam ne ci wàllum mango la toll na ci 650 hectares yoo xam ne ñu ngi koy exploité ci zone bi ci loolu nag boo xaymaa boo leen boolee ñoom ñaar ñëpp ñu ngi toll ci 1850 hectares yoo xam ne waa coopérative bi ñu ngi ciy liggéey di ay surface emblavé ci loolu tamit am na yeneen surface yu ci des yoo xam ne ndax bu ñu xoolee commune bi ñeenti communes yi li nga xam ne mooy ay surface yu concerné coopérative bi te ñu ciy liggéey toll na ci 11000 ak lu topp ci ay hectares mais yeneen yi ci des yu ci bari daf ñu am ñeneen ñu ko occupé ak yoo xam ne daal bëggoon nañ tamit xam naa ci biir di waxtaan wi dañ ci ñëw pour ñu xool na lañ yombalee ba baykat yi mën cee yëngatu bu baax ci loolu aussi jigéen ñi nga xam ne dañuy def transformation am nañ ci wàll bu baree ndax boo xoolee 3149 membres yi nga xam ne moom la coopérative bi tënk yëpp presque li ci ëpp 2000 et quelques ay jigéen lañu jeunes yi aussi nga xam ne ñoo nekk ci tool yi di bay lu toll ni 950 et quelques ay jeunes lañu ñeneen ñi ci des mooy ñi nga xam ne ay mag lañ yoo xam ne dañ leen fekk ci ay organisation ñu ciy yëngatu di ñu ci jàppale di ñu wan di ñu tett teg ñu ci yoon waaw loolu daal ay données la yoo xam ne bëggoon naa ñu partager ko comme ça ñu xam exactement coopérative bi lii nii fii la nekk fii mooy siège Pout gi mooy siège am ba pare te ci lii lay yëngatu ci muy wàllum oignon bayum soble ak mango ak transformation produit yi nga xam ne ñoom ñoo tukkee ci loolu. pour ci gàttal nag comme que du may bañ a guddal comme ku nekk temps bi dafa xat damay bàyyi président mu dalal ay ganam après ñu continuer ci waxtaan wi incha allah jërë ngeen jëf. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di dalal gan ñi fi teew ñëpp di leen souhaiter le bienvenu soyez les bienvenus di rafetlu seen teewaay wax dëgg yàlla parce que lii yombul. maanaam nga toog benn jour nga dajale fi lu mat ñeenti maire ak sous-préfet autorité administrative ak des partenaires ak la gendarmerie ñoom ñëpp nga dajale ci benn journée exposé maanaam li ngay liggéey wane li ngay liggéey ak maanaam dugg ci tool yi def ay visite ñu xool exactement activité coopérative bi fan la toll loolu wax dëgg yàlla lu ñu rafetlu la. ni nga si lu ñu rafetlu la comme ni ko secrétaire waxee def na une brève présentation coopérative wax na juddoom wax na nombre de membres yi fi nekk yooyu yëpp c'est des choses yoo xamante ni peut-être travail inachevé la mais ñu ngi di ci gën a góorgóorlu dinañ ko parafé ba nga xamante ni incha allah bu yàlla dogalee ñu dem fii ak 1 an wala yu kii données yu essentielles yooyu nga xamante ni yëpp suñ partenaires yi dañ koy soxla dinañ ci liggéey ba bu soobee yàlla ku ñu ko laajat dinañ la ko jox. parce que yooyu c'est des données estimatives yoo xamante ni yenn ANCAR moo ñu ko jox yi ci des ay kii yu ñu
jële si yenn institutions yi la moom lañ kii noonu. bu ñu jógee si moo de maanaam dalal gan ñi su waaye kii leen ñu ngi remercier autorités yi fi teew yëpp comme ni ñu ko waxee wax dëgg yàlla ñoom ñëpp gis nañ maanaam seen disponibilité ku nekk am nga ay programme yoo xamante ni bari na lool mais ñoom ñëpp sacrifié wu nañu dagg seen yitte au moins ñëw marqué seen présence ba nit ñi gis leen loolu ñu ngi koy rafetlu parce que ci coopérative boo xamante ni mën naa leen bi mu juddoo léegi amagul at ay activité am demeegul noonu ngeen jox ko bi importance wax dëgg yàlla ñun baykat yi gis nañ ci suñu bopp te loolu ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax. comme présentation autorité yi fi teew secrétaire aussi def na ko objectif rencontre bii nag comme ni ñu ko waxee woon mooy comme ñun dañ di benn organisation boo xamante ni dañuy door a judd muy une société coopérative domaine d'activité yi nga xamante ni ñun ci la ñuy yëngatu war nañ ko gaaral ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy autorité wan leen ko ba ku nekk xam exactement maanaam jeune ak kii yi nga xamante ni ñoo nekk ci sa gox ci lii la ñuy yëngatu loolu moo di woon principal objectif bi. li ci ëpp nag mooy dem nañ ci tool yi wane nañ mbay mi fi mu toll phase de récolte lañ toll dugg nañ ci tool yi wane nañ soble bi fi mu toll wane nañ production bi ak problème yi nga xamante ni bañ nekkee sa tool yi baykat yi fa nekkoon yi fa jëloon parole maanaam jox nañ ko autorités yi nga xamante ni ñoo fa teewoon yooyu c'est des problèmes yoo xamante ni ñun ñëpp xam nañ ko bu dul sax luñ ko wax tey jii nii organisation yi fi jiitu woon nekkoon fi doon nañ ko wax autorités yi. parce que mbay mi commencé wul tey xate peut-être organisation bi demee ni moo commencé tey mais mbay mi yàgg na fi te problème yooyu ñu ngi ko autorité yi ñu ngi ko doon jot ñu ngi leen siy tàllal loxo ñu sàkku si lu aussi ñu yóbbu problème bi fu mu mën a yegg rek ba nga xamante ni ëllëg gi si biir ay saafara dina mën a jóge si état bi wala partenaire wala ku mënti doon ñu mën a saafara jafe-jafe yooyu ba mbay mi jëm kanam. comme ni ñu ko waxee problématique yu bëri comme ni ma ko waxee fooy soulevé nañ ko si tool yi. yi ci gën a xamante ni nag moom la ñu gën a kii ñun dañ di société coopérative boo xamante ni à vocation agricole moo gën a nekk suñu domaine prédilection am nañu aussi des transformateurs yoo xamante ni ñu ngi suñu biir comme ni ngeen gis exposition yi ci ginnaaw ay braves dames yoo xamante ni ñu ngi organiser wu dans des structures yoo xamante ni ñu ngi def ay transformation yu am solo ci tous les domaines nag bu dee si wàllu jus bi bu dee si wàllu céréale bi bu dee si les plantes aromatiques bu dee si wàllu meew meeg yooyu ñu ngi ciy def ay transformation yoo xamante ni mucc na ay wax dëgg yàlla. comme ni ñu ko gisee conjoncture mondiale bi ni mu demee réew mu nekk fi mu toll nii war ngaa repenser sa agriculture ba mën a assurer sa autosuffisance sur tous les domaines. parce que adduna bi foofu la jëm réew pour nga am sa indépendance da nga war a fexe ba li ngay consommer si sa biiram réew say doom di ko bay. ñu di ko transformer ci réew mi di ko dundee ba ëllëg lu mënti xew duñu kii parce que lu mel ni Covid bi wane na limite yi réew yi nga xamante ni assuré ñu seen autosuffisance alimentaire ci àdduna bi. lu mel ni guerre Ukraine bi nga xamante ni moo nekk ci kii bi aussi déjà présent rek ñu ngi dégg ci kii yi problème mu blé beeg ñoom seen yooyu aliments yu bari yoo xamante ni da daan jóge à l'extérieur c'est des problèmes yoo xamante ni yu ñu kii la te agriculture suñu zone bi yegg na foo xamante ni. du ma ni mën nañu assurer lépp de mais lu bëri mën nañ ko jouer ci rôle boo xamante ni ëllëg ki ci biir yenn problème yi buy ñëwati dina fekk ñu prévoir ko ba yàlla mën naa dogal bu yenn circonstances yuy jógee ci àll bi di ñëw dinañu mën a aaru ba yenn problème yu bëri duñ ko mën a dund incha allah. ci loolu lépp nag mooy ñun dañ di ñoo xamante ni dañuy door a judd kuy door a judd nag di nga soxla ku la jàppale surtout nos autorités loolu moo jokk amal importance journée bii ñu organiser ko. exposer leen problème yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel ñu def lépp ba ku nekk à sa domaine compétence nga indi si ay solution yoo xamante ni wala boog ñu xool yan voies et moyens la ñu war a mën a jaar ba li nga xamante ni mooy problème yi nga xamante ni moo nekk si kii bi ñu mën ko solutionner ba ëllëg gi si biir coopérative bi nekk outil boo xamante ni day jëriñ baykat yi en même temps mais day jëriñ communauté bi en l'occurrence suñu maire yi nga xamante ni ñoo fi nekk ak autorités administratives yi nga xamante ni mu nekk loo xamante ni daal outil boo xamante ni daal njëriñ lay doon ci biir askan wi. suñu partenaires yi nga xamante ni ñoom lañu àndal ñuy waa Pakaaw coopérative yi cette organisation yoo xamante ni la volet commercial bi aussi dañ kaa mettre en exergue lu am solo la. parce que bu fekkente ne ci domaine agricole bi technique beeg yooyu déjà nit ñi am nañ ci tuuti avancé. day problème bi si ñun lay dina métti mais dina méttiwaat encore ci état bi parce que ñun bu ñu sonnee état bi la ñuy demaat dem di joytuwaat rek loolu aussi ñu ngi siy ñaan autorité administrative bi nga xamante ni moo ngi fi mu jàllale soxla yooyu mu yegg ci kii yi
mu yegg si au niveau de l'État ba ñu xool exactement nan la ñu mën a jàppalee baykat yi ak en accompagnement ak ARM mi nga xamante ni moo yor autorégulation marché bi ñu xool nan la ñuy tërale benn calendrier boo xamante ni bu soble bi ñoree au moins agro business yi xaj nañ ci marché bi ku ne marché Sénégal ku nekk mën nga jaay mais organisation parce que ñoom ñoo ñu ëpp doole ñoo koo si gis ñoom si seen biir champ mën nañ fa am ay hangar wala kii ñu protéger seen kii ñun béykat yu ndaw yi ñu libéré ñu marché bi à un certain moment 3 4 ba 5 mois ñu jaay bu ñu jeexalee ñoom ñu ñëw jaay bu ko defee bu ñu ko organisé dinañu dem ba soble dutuñ ko soxla di ko jéggaani fenn parce que lii ñor soble Sénégal mën naa yor Sénégal mën naa yor dundal Sénégal gépp àndoo ñëw mais tellement que organisation bi mooy manqué ba lii yàqu mooy ëpp li nit ñi consommé bu ko defee dañuy soxlawaat di jéggi wàllu soble li ci des mooy du ñu fàtte aussi transformateurs yi nga xam te ne ñoom ñoo ñu accompagner malgré que ñu ngi góorgóorlu ñu ngi kii mais am nañ ay manquement soxla nañ ay unité de transformation yu dëgër yoo xamante ne ku nekk ci gox ba nga nekk ñu xool yan partenariat lañ mën a luyee ba ñoom ñu taxawal leen loo xamante ni dinañ mën a pérenniser activités yi nga xamante ne ñu ngi koy développé yokk seen produit par seen capacité de production parce que li ñu gis fii tey nii lu mel ni transformation oignon béné ak tomate yi les solutions début de solution la si par rapport ak ñun li ñuy liggéey bu ñu amoon benn unité bu dëgër boo xamante ni au moins bu ñu peree soble bi bu ñuy xalaat commercialisation mais aussi dinañ xalaat transformer majeure quantité bi nga xamante ni day loo xamante ni dina mën a am benn durée bi ba du yàqu ñu mën ko dugal ci rayon yeeg yooyu ñu jaay ko te du yàqu li si des ñu mën koy commercialiser directement loolu dina si baax trop maa ngi leen di génn jaajëfal di leen remercier ci seen présence wax ji guddal bi kii na parce que comme dañu am problème timing dañuy ramasser brièvement noonu rek ku nekk jël ci kàddu ñu kii ko jërë ngeen jëf. vraiment faram-fàcce nga jafe-jafe yëpp bu ñu jógee ci président dañuy jox ki nga xam ne moo fi teewal les transformatrices di madame Coly comme ça moom mu sànni ci ay kàddu. man maa yor commission transformation waaw comme ni ngeen ko déggee léegi rek président presque def na. brossé na jafe-jafe yëpp yi nga xam ne ñun ñu ngi koy rencontré fii waaw ci femme transformatrice yi am na ñoo xam ne ñu ngi def séchage dañoo spécialisé wu sur tout ce qui est séchage maanaam fruits séchés ak légumes séchés am na ñoo xam ne tamit ñu ngi yëngu ci transformation laitière waaw kon que fii tamit suñu nawet bi su jotee production lait bi dafay bëri day am surproduction donc ñoom tamit war nañ leen jàppale ba nga xam ne meew boobu yëpp nga xam ne ñu ngi koy tuur ci zone bi ñu mun ko récupérer mën ko transformer mën ci jëriñoo léegi tamit si ñun tamit am na ñoo xam ne ñu ngi spécialisé wu tamit si sur tout ce qui est céréales locales waaw ñoom ñooy lijjanti céréales locales bi fii am na ñoo xam ne tamit ñoom ñu ngi ci jus yi ñu ngi ci sirop yi ñu ngi ci transformation mise en bocaux produits légumes yi ak fruits yi waaw ñun par exemple ñun ñu ngi ñu ngi spécialisé wu ci les plantes aromatiques et médicinales ndax ñëpp xam nañ ne bouillon yi fu mu nekk nii vraiment ñu ngi tas kër yi kenn waratul donc ñu xalaat ne pour lutter contre ça kon que suñu ne jigéen ñi bàyyi leen bouillon yi duñ ko bàyyi parce que amuñu leneen lu ñu gis ñu ne pourquoi pas ñu jéem a ñun tamit spécialisé wu sensibiliser suñu moromu jigéen yi ci plante yi nga xam ne mun na dugg ci suñu ay togg te duñu laal benn bouillon loolu tamit dafay permettre ñu lutter aussi ñu jàppale nit ñi tamit ci seen wërgu-yaram léegi tamit même plante médicinale yi tamit ñu ngi fi am na ay plante yoo xam ne soo ko amee sa kër jarul sax ngay dem hôpital excusez-moi jarul ngay dem pharmacie ndax pharmacie yi tamit yu ci bëri ay produits chimiques ay nekk ci biir rek dafay faj fii yàq fii donc kër gu nekk su amee ay plan de plante médicinale seen biir kër donc defe naa ne lu bëri tamit dina réglé wu am nañu ay jafe-jafe ma brosse ko rapidement rek comme par exemple ñun am nañu problème bëgg nañu forage pour sunu tool bi mais problème mu ndox yooyu la ñu am waaw problème mu matériel tamit matériel de séchage matériel président daal brossé na
pour ne pas aller loin président brossé na suñu jafe-jafe yëpp daal li ñuy am maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant. lu bari président wax na ko ci jafe-jafe yi ñun li ñu waroon wax lu ci ëpp wax na ko mais nag du tee ñu am lu ñu ci sànni rek ginnaaw bi ñu rafetloo jotaay bi lool di wax ne jotaay bi bëgg nañ mu am ay résultats yu am solo yu mu def ci zone bi. ndax je pense que ni su ma juumul wala boog man ci li may fekk c'est la première fois ma fekkee 4 communes yëpp daje kon lu am importance la ci zone bi loo xam ne aussi bu ñu fi jógee tey war nañu lu yéex a am la war nañu am ay résultats yoo xamante ni vraiment zone bi war nañ ci gis seen bopp ci daje pay bii nii ñuy ñaan ñun ñëpp ñu taxaw ci ba mu am résultat yu am solo yu mu jur ëllëg ndax aussi seen zone dafa am da di zone bu am potentiel ci réew mi surtout ci wàllu mbay mi rawatina mbayum soble kon am na lu mu représenté lu bari ci réew mi ñu bëgg loola gën a jëm kanam parce que seen doomi gox góorgóorlu nañ ba am fu ñu yóbbu gox bi ci aw tur ca fañ mën a yem bëgg a continuer loolu it ànd ceeg yéen ngeen féete leen kanam féete leen ginnaaw fu seen loxo jotul ngeen yóbbu fu seeni loxo ngeen indil leen li développé zone bi wala li koy gën a développé ñu ngi leen ci séntu di leen ci xaar bu baax a baax ndax seeni go di seen gox vraiment ñi fiy liggéey ñëpp ay jàmbaar lañ ndax suñuy liggéey ci soble ba daanaka 3 mois wala 4 mois yoo xamante ne ñoo koy yor réew mi ci soble loolu du ay caaxaan ci seeni doomi gox ñoo koy def seen doomi gox góorgóorlu nañ ba ñu jël premier ci qualité soble Sénégal gépp reconnaître ko kon loolu du ay caaxaan loolu nag lu ñu war a améliorer la lu ñu war a yokk la ci loolu seen doomi gox ñu ngi leen ciy xaar bu baax a baax a baax a baax ñu ngi ciy xaar seeni participation bu baax fu seeni loxo jotul ngeen jàllale ko ba zone bi doon benn zone modèle zone exemplaire boo xam ne ci zone yi développé réew mi ci lay bokk ndax mi ngi def lu am solo ci travail ci utum xëy mi ndax baykat bi gën a néew doole fii yaakaar naa ne lu mu gàtt gàtt mi ngi utiliser lu mat 15 à 20 employés yoo xamante ni da leen di fay par weer di utiliser ay journaliers ñi ci ëpp minimum 100 personnes par jour kon loolu luy participer ci xëyum ndaw mi la loolu lu ñu war a yokk la lu ñu war a améliorer la lu war a jëm kanam la te seeni doomi gox ñu ngi leen ci xaar yéen kilifa yi ngeen appuyer leen jàppale leen fu seen loxo àggul ngeen àggale ko fa nag ñun mën nañ ko mais choisir uñu loolu qualité lañ choisir parce que ay patriotes lañ aussi li ñuy jox suñu askan war nañ koo xool mais nag teewul ni ñuy bayee am nañ ci quantité bi nga xamante ni ak qualité bi nga xamante ni jàpp nañu mën na yor réew mi kon ñu góorgóorlu dimbale ñu ci loolu bañ fi ñu bëgg a jëmale Sénégal autosuffisance en oignon bi ñu mën koo réussir te jàpp nañu loo mën a nekk la mais mu jugee ci zone bi mu jugee ci coopérative bi aussi ñu ne kat vraiment Sénégal am na lii ak lii mais grâce ak coopérative bi parce que fa la doxee fa la juddoo ba lépp luñ am fa la déparé. rafet na waaw bu ñu jàllee ci loolu dañuy jox suñu élus locaux yi di maire yi nga xam ne ñoo fi teew jox leen kàddu gi bu ñu paree ñu jox ki nga xam ne moo fi teewal commandant bu gendarmerie bu Pout ak sous-préfet après ñu joog a jox kàddu gi partenaires yi kon ñu jox kàddu gi monsieur le maire de Morolan. toujours xamoon du mel ni am na fi dama tiit parce que lii richesse bu rëy la ñu war a def lépp nekk pour que mu gën a jëm kanam te dañ ci taxaw soobee yàlla beneen bi mooy coopérative bi effectivement gis naa ni xaw naa comprendre gën naa comprendre nu mu demee mais sama kontaan surtout parce que dama doon yëngutu ci coopérative defe naa jamono 2000 presque ba 2014 ci laa doon yëngu ñi xam Thiès Resop ñi ko xam wetu prison bi man maa fay premier directeur ñun dañ doon yëngu ci coopérative kese def nañ coopérative ba Ndioum ba Sédhiou partout dans le Sénégal mais amoon na jafe-jafe parce que état bi
surtout jamonoy Ablaye Wade adhéré woon ci coopérative parce que moment boobu effectivement dafa demoon ba coopérative tur bi rek dafa entaché woon turu coopérative kenn bëgg koon dégg ndax coopérative yu njëkk yi yooyu état moo ko doon indi surtout jamono gerte bi lépp loo xam ni fii ak juróomi at dañ ko war a def ñu jéem ko xayma ñu comme ça ñu seet opérationnellement comment chaque année dana ñuy def loolu soo amee maire Pout wala maire Kër Moussa sañ na wax ni pour ma jàppale coopérative bi dinaa leen prévoir tant ci budget bi ci subvention yi mais loolu soo amul maire bi du mën dugal dara ci budget bi du mën décaisser le maire n'a pas d'argent dans sa poche, il n'y en a pas. Mais day liggéey en fonction du budget approuvé, voté et approuvé par le sous-préfet. Donc tant que amul, les maires ne peuvent pas du leen mën jàppale. Je pense qu'il faut que ñu jublu foofu côté boobu maa ngi woo surtout les partenaires ci loolu bu aajoo sax maire yi participer ci cotiser pour def benn atelier de 2-3 jours pour ñu def plan d'action bi defe naa ni jar na ko. parce que tant que amuñu plan d'action bi li ma dégg fii yëpp comme jafe-jafe du ñu dem il faut que ñu am plan d'action bu leer fii ak juróomi at ci kanam bëgg nañu def lii bëgg nañu def tabax ngomeen benn maison de conservation ou bien bâtiment boo xam ne pour conservation femmes yi wax nañu affaire séchage mais yooyu yëpp dafa nekk ci téere bu xam ni partenaire bu ñëw mën nañu vraiment mën nañu jàppale ci loolu tamit parce que partenaire bu lay jàppale da lay laaj ana sa plan d'action bi. beneen bi fi may mujjee daanal mooy lii yëpp sous-préfet peut-être lay mujjee lii yëpp pour mën a am sous-préfet il faut que ñu def intercommunalité de plus en plus man dem naa réunion temps yi am na ñi fekk ñekkoon ci réunion boobu ñun maanaam boo gisee actuellement partenaires yu bare déjà def nañu intercommunalité bi parce que chaque fois dañuy woo Pout dañuy woo Kër Moussa dañuy woo Diender ainsi de suite kon ça veut dire que déjà loolu suñu defoon intercommunalité day gën a yomb kenn dootul wax fii sa ci man la bokk Pout ci man la bokk loolu je pense dañ ko dépassé parce que peuple bi fi nekk ñi fi nekk askan bi benn la yàlla moo def rek peut-être ñu séparer nit ñi il faut que ñu def ko ci wàllu état mais ñun ñëpp benn lañu vraiment loolu foofu lay daanale sama kàddu di ñaan sous-préfet côté boobu yéen ak sous-préfet Pambal parce que ñun Pambal la ñu bokk ngeen fexee ba vraiment ñu taxaw intercommunauté entre communes yi pour parce que déjà usine ciment bi boole nañu encore ñun ñooy daje foofu encore chaque fois ñun ñooy daje comme ñun ñooy daje kay nañu boole suñu affaire yi jar ngeen def ngeen baal ma ak di leen ziyaare di leen baal àq di leen baalu àq di jiital si nuyoo bi monsieur le préfet mu jotalal ñu ko suñu naataango maire yi fi nekk yëpp gendarmerie ak partenaires yi fi nekk yëpp ñu rafetlu ndaje bi bu baax parce que lii dafa am solo ñun ñëpp ñoo dëkk ñëpp ñoo bokk parce que lépp pour Diender la. déjà les partenaires Kémapodi c'est déjà ñoo ngi sur place depuis avant-hier ñoo ngi fi mais on n'en avait pas parlé doonuñu woon wax ci côté agriculture. ñu ngi doon éducation santé salubrité si yooyu lañ nekkoon mais dinañ si introduire dès demain dañ si introduire volet agriculture bu ko defee cadre bi mën si gis boppam. dinañ inviter aussi cadre bi demain à partir de 9h à la mairie de Diender bu ko defee aussi ñu dugal volet agriculture si projet Kémapodi bi. dinañ inviter waale aussi le maire demain à partir de 11h ñu jéem a xool wala nga envoyé ay délégué ñu jéem a xool nu ñu moo def intercommunalité boobu. parce que développement mënut a am ci zone bi tant que intercommunalité bi amul là moom c'est pas possible parce que Kër Pout mun na am projet boo xamante ne ci côté bi la parce que li ñuy def di Pout la ñoo ko seq Morolan Diender Kër Moussa foo xamante ne ci peut-être mën ngeen am projet centre de conditionnement mais bu ko ñetti maires yi porté dugal ko dans le budget ce sera plus facile loolu moom pour defar ko day yomb projet boo xamante ne ci moom day écoulé à temps. kon nag vraiment ñun moom ñoo ngi leen di xaar ci loolu di leen encourager di leen féliciter di leen wax ni leen ñoo ngi seen gannaaw lépp loo xamante ne si war na ci intercommunalité bi monsieur le préfet taxaw ci ñu def ko le plus rapidement possible ñu introduire ci Morolan et aussi lépp loo xamante ne si écoulement la ci produit yi ak partenaires yi aussi lu ci waa Diender man incha allah dinañ ko def di leen remercier bu baax. monsieur le maire Malick Ndiaye. dafa am lu ko empêché ñëwoon na fi léegi pour recevoir ses collègues maires mais Kémapodi boobu ñu wax léegi
ñoo war a arrivé à Pout ce matin war a jógee ci côté Tor moo tax mënu foon toog mu dem mais keroog la dernière fois bi ñuy déplacé à la coopérative dafa ñu ànd ak ñun ñëpp ak partenaires yi fi ñëwoon pour visiter àll kii bi champs yi kon mi ngi leen di jéggulu vraiment ci ñàkk fee mën a teew ngir njëriñu askan wi di nuyu nag monsieur le préfet di nuyu la brigade de la gendarmerie di nuyu les collègues maires di nuyu les partenaires techniques et financiers et administratifs di nuyu ñëpp di rafet nag bu baax a baax li nga xam ne nii moo fi am tey ndax lii c'est ça le développement coopérative heureusement que le président de la République loolu la wax fi ñu toll nii ñu tombe ci ànd ceeg moom ndax bàyyi woon nañ ko wax nañ ko léegi ndax gerte gi ba mu fi amee ak na mu amee woon mais heureusement que nit ñi seen bopp taxawal nañ ko seen bopp di ci ànd di ci dem ndax gëm nañu ni c'est le seul chemin yoon bi ñu war a mën a jaar pour war a mën a développer askan wi lal ko ci agriculture grand A muy mbay muy càmm muy napp mais aussi bañ a fàtte ñi nga xam ne ñooy ñi transformer les produits wax nañ ko fi léegi le représentant des agriculteurs dañuy créer richesse mais aussi dañuy créer emploi ndax transformation bi nga xam ne moom la jigéen ñi def ci produits yi muy céréales muy fruits muy légumes lu am solo la. commune de Pout nag sunu équipe bi ñu bokk bi yàlla dogalee ñu agsi ren commission yi ñuy sos liñ ci gën a farataal agriculture la ndax xam nañ ne moom mooy lii mën a développer askan ndax nit bala mu ne naam ne fa dundal d'abord heureusement que man fekk na ma ci agriculture ndax coopérative bi ci laa bokk ñu daal di ma koy féetale ma ci ànd ak yéen ci dox ak yéen kon xam leen ne ñun xam nañ loolu lu am solo la moo tax ñu taxawee ko kon jàpp leen ni ñun dañoo ànd ak yéen pour développer wu. Pout ak li ko wër nekk na grenier boo xam ne ni mën na satisfaire toute la population du Sénégal en oignon 12 mois sur 12 loolu dafa leer nañ kon li fi des mooy partenaires yi ak état bi ñu jàppale ñu pour ñu mën a li ñu tuddee société de coopérative d'appui pour la production la transformation et la commercialisation loolu bu ñu ci àndee ak ñun ak baykat yi rek du début jusqu'à la fin je crois que ne dañu am satisfaction totale président wax na ko Covid bi fi jaar na fi am lu ñu jàngal tey guerre ngi fi am lu ñu jàngal mais je crois que ni au moins lii bu ñu ko gisee ak leneen lu fi war a mën a nekk war nañu mën a def suñu satisfaction sur suñu consommation le président dit produisons ce que nous consommons consommons ce que nous produisons ku ma xam ni plus de 20 ans maa ngi koy wax aujourd'hui bu ko waxee damaa sama xol sedd na kon loolu moo fi nekk na ci ñëpp ànd ñun ñi ngi ci nañ ci président fekk ñëpp population bi ànd ci consommer ce que nous produisons li ñu fi produire nañ ko consommer avantage ñu vraiment pour ñu mën a développer ensemble je ne serai pas long et vraiment je vais remercier tout le monde merci beaucoup. waaw monsieur le maire Kër Moussa dafa woote ni mu ngi ñëw comme que dafa amoon ko fi teewal mais nee na moo ngi ñëw mu ngi ci yoon bi kon ñu bàyyi voilà. nuyoo bi ma jiital ci le sous-préfet di nuyooti suma naataango maire yi ma leen di nuyu bu baax a baax bon xam naa wutu maire dina xaw a jafe mais damay jéem rek parce que moom dafa am empêchement am lu mu war a toppatoo ñu woo ko en urgence boo tax dafa mujjee dem bon li ma bëgg a wax mooy li ma seetlu tey mooy zone nord bi li ma ci gis wax dëgg yàlla nekk na loo xam ne ñu jaaree jàppale la parce que comme ni ñu ko waxee soble bi nga xam ne mu ngi ñoree foofu mën na alimenter Sénégal peut-être ñetti weer wala ñeenti weer waaye nag pour jàppale leen foog ñu wutal leen ay chambre de conservation parce que bu ñu ko deful aussi ak nawet bii di ñëw mën na leen indil jafe-jafe loolu xam naa ne mooy première acte bi nga xam ne moom la ñu war a def loolu nag maire Kër Moussa pare na pour jàppale leen waaw bi ci tegu itam am na ku ko wax foofu mooy ni ñuy def ba ñu conserver seen i suuf conservation seen suuf nag loolu moom day aju ci maire yi
maire yi bañ a di yaatal ñenn ñi ñëw di ko këf ci loxo béykat yi di ko jox ñeneen parce que ku ne xam na ne mbéy mooy li nga xam ne moo yor àdduna donc côté boobu maire yi dinañ ci veiller à ce que suuf si ñu téye ko. Monsieur le sous-préfet, la gendarmerie, les maires vraiment mbégte laa ci yëg dama ci kontaan trop sama xol dafa sedd guy yéen ku ci nekk nag maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant j'espère que dinañ dajewaat on aura d'autres occasions pour échanger, discuter sur le potentiel socio-économique qu'il y a dans cette zone. C'est une zone qui est extrêmement riche. Je peux dire que vous dormez sur de l'or. C'est ça. Yéen a ngi tëdd ci or di dem Dakar di dem feneen ci Sénégal di wut te lépp li ngeen di wut mu ngi ci gox bi. waaw maa ngi leen di nuyu vraiment di remercier monsieur le président te maa ngi koy ñaax mu jege le marché d'intérêt national qui est un marché de 20 hectares. Donc c'est pas quelque chose. C'est un marché qui contient énormément de magasins et de chambres froides qui va vous aider pour le moment de stocker beaucoup de vos productions. Par exemple, la tomate. Semaine passée, j'ai reçu une formation où les femmes m'ont dit que l'année dernière, leur stock de tomates, elles étaient obligées de couper les tomates, de retirer les graines et de jeter la pulpe. Donc ça m'a fait vraiment mal. Donc j'aimerais vraiment que vous les aidez à puissent acquérir des magasins. Voilà. Mais aussi de connaître les enjeux de ce marché, les défis et les enjeux qui vous attendent avec ce marché. Parce que c'est un marché où il y aura beaucoup d'étrangers qui viendront voir acheter ou bien commercialiser. Donc je vous remercie vraiment. Ok. saa bu ñu ñëwee fii bu ñu ko soxlaa bu ñu ko woowee mu ubbil ñu ay portam ba lu ñu bëgg a def ñu defee ko fii kon bu ñu jógee ci kooku dañuy jox kàddu gi président. cadre de concertation bi mu ngi juddu war naa mat at li taxoon ñu taxawal ko itam mooy bi ñu seetloo zone des Niayes opportunité yi dafa bari enjeu yi itam dafa bari ndax foofu fekk baykat mu ngay def la mu man waaye jafe-jafe yi toujours mu ngi fi chaque année bu ñu duggee dañuy wax dégg ci médias yi fu nekk ñu dégg fa dafay baykat yi du jeex tey rek firndeel na ko donc jafe-jafe yooyu dañoo seetloon ni organisation yi pour producteurs yi kenn ku nekk mu ngi nekk ci koñam di jéem kem ci lay kàttamam di def action yu am solo mais am na yoo xam ne ñoo ko bokk te kenn mënu kaa régleel boppam mooy yi ngeen di wax fii rek infrastructure yi suuf si kenn benn organisation mënu koo régler boppam moo tax ñu noonu bu ñu boolee suñuy doole toog waxtaan def benn cadre de concertation mu yore volet politique bi comme ni ma ko waxoon ci tool yi volet politique bi nag mu am dégg-dégg laaj xëy na du politique bi nga xam ne mooy dem élection ya comme ni ko suñu maire yi di defee mais médiation négociation comme ni ngeen di wax ni ci ni ko monsieur le maire waxee ci centre bi nekk fii nekk suñu wet te nga xam ne ANCAR moo ko yore te war a mën a jariñ askan wi defe naa yu mel noonu war nañ ci mën a impliquer cadre bi mu porter ko dox loolu parce que bu dee coopérative bi day xaw a gauche pour mu dox lu mel noonu parce que du rôlam coopérative ne dem ci xaalis na uti xaalis lu lépp luy uti xaalis te volet boobu mu bàyyi ko coopérative bi mu dox si déjà commencé nañ ci ay jéego yu am solo ci haut niveau commencé nañ ci waxtaan bu baax a baax mais am nañ ci yaakaar bu baax a baax bu fekkee ne dafa jëm ci communalité bi itam bi monsieur le maire waxee Amadou bi nga wax ñun commencé nañ cadre bi commencé nañ ci ay jéego commune Pédi mu ngi fi woon waaye dañ ñu woon loolu itam baax na lool mais doyul Kayar a ngi fi Morola ngi fi Noto ngi fi moo taxoon maire yi bi ma ñëwee ba léegi maa ngi leen di wax audience yi nga xam ne ñaanoon lañ leen ko pour ñu dox loolu pour mu taxaw yàlla baax na bi itam bi si ñëpp ànd gis benn gis-gis bi nekk benn defe naa loolu monsieur le sous-préfet loolu commencé woon nañ ko daaw ba waxtaanoon ceeg maire Kayar ak maire Diender ndax ñooñ diggante boobu kenn ku nekk xamoon na seen diggante dafa ñagasoon
mais yàlla def na bi ñu gisee ñagas boobu dañ lii dañ koy effacé ba mu jeex ñu taxawal communalité boobu ñu gën kaa dëgëral oo nañ leen ba ñu bokk toog ñu waxtaan ba déggoo si loolu moo tax ñuy ñaan audience pour dem Morolan dem boobaa itam mën nañoo yaatal commission bi nga xam ne mooy dox loolu nu ngeen ko bëgg rek mën nañ koo defee noonu. beneen aspect bi mooy lu jëm si coopérative bi dañuy sargal jigéen ñi aussi di leen jaajëfal si taxawaay bi ngeen taxaw ndax production bi kat bu fekkente ne dafa nar a nekk si tool yi nekk mévente transformation bi mën na kaa dimbali bu baax. kon ñoom bu ñu leen dimbalee suñu bopp lañ dimbali kon nañ leen gën a jox gëdd bu baax gën leen a taxaw. beneen bi monsieur le maire de Morolan xaw ma dem na wala déet waaw dafa wax lu am solo muy coopérative bi am na partenaires yu fi nekk gaa ñu di àndal muy waa Pakaaw yi waaye nañu jéemal suñu bopp. dama toog 2008 ba su mu yàgg benn allemande bu tudd Almut An mu ngi nekkoon Fandène gii daal ñoo oo Thiès daal nañu dama leen bëgg wan benn vidéo ngeen gis ko jamono yooyu demewul woon ni communication demee nii. mais dañoo dem Thiès xaar bu mu guddi ñu door a présenter vidéo bi lu mu ñu doon wan benn coopérative bu nekk Niger nga xam ni coopérative boobu ci wàllu soble mooy doxalal boppam amul benn appui baykat yi ñoo ko sanc ñoo koy doxalal seen bopp moo ni vidéo bi ni yéen nii ngeen war a def 2008 dañoo dem ba 2018 ma ne waa FAPD li ñu wanoon 2008 war nañoo dem foofu ñu seet leen dañoo jóge fii dem ba Niger la muy tàng-tàng dem nañu ba Niger dem ba toog waa coopérative bi mais macha allah seen bopp kese mais ñooñu fa ñu toog état bi moo leen soxla ni leen dañoo bëgg audience ñu ñëw toog waxtaan discuter mais baykat yi amuñu benn partenaire ñooy defal seen bopp lépp. camions yi ñu ngi taxaw camions yi dañ koy jëlee foofu soble bi di ko yóbbu ay Nigéria ak yeneen réew mi groupe bi nga xam ni PCA yi ñoo nekk diwdoo ngi nii bii wax naa ko seen groupe bi te am na ku ko dëggal ku ko firndeel koo xam ne kii dafa dem ba foofu doon liggéey ak ñooñu sax doon liggéey ak ñooñu bi ma waxee ba pare ni justement effectivement li nga wax noonu la demee soble bi ñuy wax gal mi dëkk boobu lañ koy bayee ñoom duñu semence sax duñ koy jëndi te situation yi bokkul opportunité yi am fii amul foofu parce que man gis naa ay borom mi tool yoo xam ni comme fi ñu nekk ni karo yi demee nii xeer yi noonu lay demee xeer yi te dañuy déplacer xeer yi pour mën a bay te teewul ñu ngay bay opportunité yi am fii amul foofu kon maanaam gis naa ni coopérative bi mu ngi ci yoon bi mu am baax na trop macha allah te ay jeunes ngi fi nekk nag borom xam-xam a ngi fi nekk mais ay mag yoo xam ni mën lañ leen accompagner si liggéey bi tam ñu ngi fi ñoom El Hadj Kane mi ñoom directeur ñoom ñu ngi fi. man leen a gunge si yenn yi si xalaat yi maire yi itam ñu ngi fi dégg ngeen li ñu wax ils sont là ils sont disponibles à vous accompagner kon nañu gën a taxaw si intercommunalité bi li nga xam ne moo fi seen i jafe-jafe nii en tout cas cadre de concertation bi moom pare na pour taxaw si loolu kon foofu rek laay wàccee sama kàddu di nuyu waa gendarme yi monsieur le maire ñu ngi leen di nuyu monsieur le préfet ñu ngi leen di nuyu merci. di jégalu rek ci kàddu gi baat bi daa xaw a kii nag depuis démb moo tax peut-être naa def effort pour ñëpp mën a ko teelu di remercier bu baax coopérative bi ci invitation bi di ko jaaral ci turu président bi di nuyu monsieur les maires yi toog fii aussi également di leen sant aussi également ak représentant du préfet bon maa ngi tudd Serigne Sam Ndaw di directeur société tudd Ibrise nag ñun ci wàllu solaire la ñuy yëngu waaye solaire pour lépp luy activité génératrice de revenu mooy wàllu transformation mën na dem ci pompe yi ci arrosage pour tool yi mën na nekk tamit unité de transformation muy fruits et légumes wala céréales mais lépp solaire moo koy doxal ndax pour résumer rek tënk foofu yàlla daf ñu defal loo xam ne ñun dañ koo desee jox gëddëm mooy naaj bi ñu tiim nii nga xam ne bis bu nekk ñu ngi ci ñaxtu dafa tàng fekk ne xéwal suñu borom goo xam ne xamuñ ñu toll. tey jii nii bon bi ma déggee problème yi ci nekk yëpp daanaka problème vente moo ci gën a ñëw wala problème transformation ñaar yoo xam ne buñ war nañ ci mën a jàngee mooy Europe tey jii daf leen dal loo xam ne dañoo dem ci industrialisation waaye nañ ca demee industrialisation polluante la ñoom ñu nekk di dellu ginnaaw ñun industrialiser guñu donc li ñu war mooy jamono ji ñu dox ci industrialisation mais jëm ci avec ay solutions yi nga xam ne dafa doon ay solutions écologiques. ñaareel bi mooy wàllu compétitivité bi nga xam ne am na ci wàllu njëg li parce que lu mu mënta doon tamit dafa am loo xam ne marché bi moom boo ci tegee produit nit ñi dañuy xool njëg li ba pare parce que dañoo doon ci dëkk boo xam ne c'est un pays sous-développé c'est une réalité ñu tenir ci compte donc wàllu solaire bi dafa doon loo xam ne tey
dafay wàññi charge du ñëw di indi charge mais day wàññi charge donc loolu nag dañ ci lëkkaloo xam nañ ne solaire ak leneen lu dul solaire mi ngi mel ne nga ne yor naa sama kër jënd ko dëkk ci wala dama nekk en location donc ci anam boobu nag ñu xam ne dafa diis boo koy jënd noonu content loolu moo waral suñu lëkkaloo ak Crédit Mutuel donc madame Diop mi ngi toog fii léegi moo xam naa xaw na mi ngi ci gannaaw waaw donc moom sur tout le Sénégal ñoom ci liggéey boo xam ne man dama xaw a jaaxle sax tey mu visité fii tool yi parce que dem nañu Potou Thiep Fass Boye amul fu ñu ci installé wul ëpp na installé ñu presque 400 hectares te romb Potou fii nii ak potentiel bi fi nekk donc dama ne c'est dommage te bi ma ñëwee ma gis ñaar benn mooy fil courant yu bari yoo xam ne jaar dugg ci tool yi problème de sécurité la déjà benn électrocution xaj na ci risques yi bari xaj na ci aussi également deuxième chose mooy loo xam ne tant que yaa ngi utiliser solution chaque weer da ngay ñaari weer da ngay fay courant donc loolu tamit mu doon charge yoo xam ne dafa diis te charge yooyu mën nañ ko xaaj par ñaar ci anam boobu lañ tëggee benn programme ànd ko Crédit Mutuel bu Sénégal ñu neen nu ñuy def baykat yi ci gën a bëri ci ñaay bi ñu gis ne seen yi tool genn wàll hectare ba ñaari hectare ba plus sax mën na nekk nii ci gën a bëri ba juróomi hectare moom mooy les moyennes ñu tënk benn programme boo xam ne dañ leen mën a installer solaire ñu fay ko ci diiru ñetti at suñu yéene la mooy diir bi ñu koy fay mu doon diir boo xam ne dañuy def économie gis nañ ci ñi gën a bari ñu am ñaari hectare damay jox exemple boobu rek ñoo xam ne dinañ bu ñuy roose dañ dépense lu mat 1 million lu tegal ci at bi ak solaire bi daanaka 800000 duñ ko weesu ci remboursement at bu nekk donc loolu xam nga kooku def na économie déjà donc économie benn baykat bu yor ñaari hectare nga fexe mu def économie 600000 mu dem ci këram loolu day dellu ci gox gi day dellu ci askan bi donc noonu lañ ko tëggee ñu ne lan moo koy fay ginnaaw bu ubbee dossier jàll Crédit Mutuel yëpp ñu ne fay bi dañoo bëgg activité bi ci woom fay ko baykat bi yorul lu mu génnee weer bu nekk dafay day dis si moom li mu yor mooy campagne mu liggéey daal di fay ñu ne dañ koy tënk ci campagne bu nekk bu bayee ñu def ko juróom benn weer ne diir ñetti at yi wala ñeenti at yi en fonction de montant bi nit ki jël day fay par juróom benn weer par semestre am nu muy demee sax mën nañu ko modèle waat mu nekk benn paiement ci at bi loolu tamit waxtaan ba jubóo rek loolu en fonction zone bi nekk ak lañ fay bay donc loolu pour man en fait prix bi daf ci am solo mooy wàññi charge yi te xam naa ne ñi ci gën a bëri ñu toog fii nekk ci wàllu bay boo leen laajte li ngeen gën a sonal mooy wàllu courant bi ñuy fay wala wàllu gasoil bi ñuy jënd mais fii gis naa ne courant moo ci gën a bëri donc ci noonu nag ñun am nañ pompe yoo xam ne pompe immergée la mooy pour génne ndox bi am na yoo xam tamit pompe de reprise la pompe de surface yoo xam ne bu dee nag am mbalka nga bëgg ko dawal ci tool tamit da koy jël daal di koy yóbbu donc yow bu la neexee nga biddi Senelec sànni fële jël pompe à gasoil yi sànni fële mu des li nga xam ne moom mooy solaire bi sans compter nag waxuma aspect écologique bi ci am nga xam ne tey jii nii du def pollution ci zone bi nekk donc loolu amaana pour tënk rek lay doon xam naa incha allah dinañ am yeneen jotaay yu ñu mën a dajeek président pour gën a mën waxtaan waaye di ngeen vraiment di féliciter wax dëgg yàlla ay jàmbaar ngeen li ma gis fii macha allah. ci subaak léegi bari nañu fi tudd Pakao Pakao nag dafa di programme boo xam ni programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest la tudd. di programme boo xam ni kuréel bu ñuy wax Union européenne moo ko financé et agence d'exécution bi nag ma nga nekk Genève mu di centre du commerce international mu sës nag ci ministère du commerce et des petites et moyennes entreprises Pakao nag dafa am ñaari bànqaas benn bi mi ngi jëm ci ànd ak producteurs yi ngir ñaax leen ci ñu taxawal li ñuy wax société coopérative beneen bànqaas bi mi ngi yëngatu ci nouvelle technologie de l'information et de la communication mu di ñaari bànqaas yoo xam ni mën nañu ànd di liggéey mais fi may waxe tey ji moo di bànqaas bi nga xam ni moom mooy aju ci ànd ak producteurs yi ñu sos société coopérative ci société coopérative yooyu ñu sos nag diggante octobre dernier ak fi ñuy toll ak novembre décembre mu di 10 sociétés coopératives yooyu yëpp ñu ngi leen taxawaloon ànd ak béykat yi producteurs yi ànd ak cadre de concertation bi Matar Ndoye représenté fii ñoo taxawal 10 sociétés coopératives yooyu ci zone de Niayes dalee Lendeng ba Raw 10 sociétés coopératives yooyu dañ leen taxawaloon ci
maanaam lu ñuy wax projet pilote parce que dañoo fas yéene taxawal ay société coopérative ànd ak béykat yi ci 9 régions au Sénégal et société coopérative yooyu ñu taxawal nag boobu ñu leen sosee ak léegi mu di diggante octobre novembre décembre jóguma di dox ci zone de Niayes mais mën naa leen seedeel ni li ma gis tey jii quand même c'est appréciable ndax gis naa tey ñoo xam ni dañoo fas yéene jël seen destin en main moonu la ko meeru Morolan bi waxe te it muy dëgg parce que bu ñu nee société coopérative xam nga dañuy am nañu dañuy gàtt rek dañu naan coopérative mais ñun jël nañu coopérative léegi coopérative loi 83/07 moo ko sosoon loi boobu depuis 2010 bi acte uniforme OHADA taxawee ci la ñu randal 83/07 indi maintenant société coopérative 83/07 association la woon société coopérative société la entreprise communautaire boo demee nag ba taxawal nag société war nga mën a jël sa destin en main première particularité société coopérative moo di président mi ngi nii toog ak secrétaire am keroog ba ñuy def assemblée générale constitutive ku ne da nga làmb sa poche génne part sociale société coopérative donc dafa am capital social capital social boobu nag dafa di alal joo xam ni ji ci la coopérative bi mën a sukkandiku pour mën a liggéey jël son destin en main weesu nañu coopérative wu dama bëgg ngeen jàppale ma nous voulons nous aider nee naa leen verbe aider sànni leen ko yéen a ngi aider boobu ba léegi fu mu leen yóbbu nulle part kon nag il est temps que ngeen jël seen destin en main li ma gis fii nag dal na sama xel ndax gis naa ñoo xam ni d'abord sur le plan de la production li ñu gis ci tool yi fii wane na ni mais vous êtes engagé 400 millions ku ko investir ci ay installation électrique kooku xam ne bëgg na liggéey li des nag moo di ñu avancer nag moo di tey jii boo leen béyee ba tollu fii ngeen commercialiser pour commercialiser il faut que ngeen am ay infrastructures yoo xam ni fa ngeen di mën a teg seen production mën a liggéey jëm ci commercialisation dégg naa fi tamit loo xam ne lii dal na sama xel bu maire yi toogee fii ne leen dinañ leen jàppale pour ngeen am infrastructure de commercialisation am na maire bu ne sax plateforme de commercialisation ñëw nañ fi ànd ak nañu maire Pout ARM ne dina il demande 1 hectare pour teg fa plateforme 200 millions ma ne ko demandeel 2 hectares parce que plateforme dafay ànd ak infrastructure de conservation ou de stockage plateforme pour jaay la mais infrastructure yooyu daf ci bokk beneen maire nee na da ngeen war a am centre de conditionnement mais loolu yëpp bu ñu ko dajalee mu nekk dans une infrastructure commune ki béy dina mën a indi bu buggee jaay mu teg ci plateforme daf ma ne bu ma indil état indil ma ay acteurs privés ñu lëkkale leen ak banques yi ñun ñu jàppale leen teg fonds de garantie ñu financé leen yéen nag laa bëgg a def pilote programme boobu yéen laa bëgg ngeen def waxaguma ko fenn parce que bi ma fi ñëwee quand même gis naa fi loo xam ne lii dal na sama xel donc ci yéen laa bëgg ñu jaarale programme boobu pour man ci def pilote benn ñaar tudd nañ fi marché d'intérêt national marché d'intérêt national mi ngi fi à côté. damay commencer d'abord ginnaaw bu ma leen nuyoo jéggalu ndax ñoo àndoon dem ñu waroon ànd ñëw fii mais programme bi aussi daf ma fekk benn réunion boo xam ne war naa koo def. moom baykat rek la bëgg a doon mais néanmoins fekk naa aussi sama président commission agriculture maa ngi ñëw juste fekk muy wax donc lépp lu mu wax aussi assumé naa loolu fekk naa aussi sama collègue maire yi déjà jël nañu kàddu lépp loo xam ne aussi jël nañ ko comme décision wala jël nañ ko comme engagement
man damay assumer loolu nga xam ne moom la sama collègue yi wax donc duutuma ci dellu beneen bi ci topp ginnaaw bu ñu leen nuyoo di nuyu le sous-préfet ci teewaayam parce que ndaje mi am na solo am solo gu day ne dajale tous les acteurs les autorités locales et administratives nekkul lu yomb et même la sécurité ñu nekk fi loolu wane na l'importance bi nga xamante ne ndaje mi am na ko di sant aussi le maire de la commune de Pout particulièrement parce que nag këram la ñu nekk bu ñu yaatalee ba ñu mën a def lii loolu itam dañ ko ciy sant bien que nag man damay am habitude toujours wax ne suñu waxee jandeer rek ni ko mag ñi doon defe man terme boobu laay utiliser mooy lan bu ñu nee jandeer mooy dañ daan wax ne tali bi ba ca géej ga donc bon ñun ñëpp daf ñu concerné loolu nag dafa war a am lu mu jur ci ñun mooy lan bu fekkee ne bëgg nañu li nga xamante ne moom la ñuy doxal mu gën a am doole il faut que ñu gën a wéyal li ñoo tuddee l'intercommunalité ñu boole suñuy doole tant que boolewuñu suñuy doole ñun maire yi pour ñu jël décision mën ko doxal aussi du yomb nañu waxante dëgg parce que territoire bi yëpp benn la soo déparé fii Pout soo fi jógee da ngay teg Kër Moussa teg Jandeer teg Kayar donc amul benn distance boo xam ne dox na ci diggante bi li jaadu woon nag te d'ailleurs xam naa ne samay collègues maires yi ba ci Morolan ndax suuf si benn la xam naa ne décision boobu même bu fekkee ne ñoom jëluñu ko ci sama ginnaaw aussi bu ñu ko jëlee aussi dina nekk décision boo xam ne ñoom ñëpp dinañ dinañ ko épouser ndax xam nañu ne mooy li nga xam ne administrativement moo mën a tax ñun li nga xam ne bëgg nañu ko def ñu mën ko def moo tax li nga xam ne wax nañu ko président commission bi wax ko dootuma ci dellooti lu mooy rek quelques points yoo xam ne waxoon nañ ko fële ma noté ko muy wàllu ni ñuy joxee suuf si ndax déggoon naa bi ñu nekkee fële je pense que Matar moo ko doon wax que ñuy veiller pour jàppale leen ñi nga xam ne ñoom la ñu wooyee agro business pour que vraiment ñu di leen privilégier parce que ñooy ñi nga xam ne ñoo fi dëkk foofu aussi il faut que mu am lenn lu leer ci suñu bopp ñun ñëpp xam nga sénégalais li ñu xam ci wàllu suuf mooy légitimité la ñu xam ci suuf mais xamuñu lan mooy légalité légitimité bi mooy lan suuf si sama baay a ko moomoon jëlee ko ci sama maam jëlee ko ci sama maam ba mu yëg si ci man donc kenn mënu ko jël ci sama loxo loolu dama koy dund ak yéen ñëpp ndax loolu la ñu xam xamuñu gis nañu ñoo xam ne ñëw nañu bëgg a liggéey te liggéey bi ñu bëgg a def ku leen yaatal jox leen suuf ñu mën a intégrer lu bëree bëri comme li ñu gis fële ndax sànq am na ku ko wax je pense que Ousmane Ndiaye la si je ne me trompe pas plus de 2000 femmes fu ñuy liggéeyee di fi gagné mais est-ce que ñoom sax dinañu xam wala boog dinañu def état financier pour mën a xam chaque jour ñaata la ñuy dépenser parce que même si vous donnez chaque femme 2000 francs calculez faites la multiplication donc kooku alal la joo xamante ne dañ koy war di comptabiliser toujours mu wax leen ko ndax c'est des chiffres d'affaires yoo xam ne dafay war a feeñ ci biir liggéey bi loolu nag jog nañu pour jàppale leen ci mais il faut que aussi yéen ngeen dugal ci seen loxo nan ngeen ciy dugale seen loxo maire bi souvent dafa am benn étiquette boo xam ne moom la ñu koy tafal toujours mooy lan voilà maire bi fab na suñu suuf joxe ko maire bi fab na suñu suuf joxe ko ñun ci loolu la ñuy dund dafa mel ne loolu bokk na ci li nga xam ne sax moo ñuy dundal et pourtant en réalité maire bi fabul suufu kenn jox ko kenn tey yoon mënoon nañu mën a may fii ñu jóge doon fa def visite gis ne am na ay agriculteurs yoo xamante ne ñii ku leen jàppale ci wàllu suuf ñu liggéey ñu seet suuf bu yaatu jox leen ko pour ñu liggéey mais suuf boobu aussi nañu xam ne maire yi amuñu suuf boo xam ne téye nañu ko ci seen loxo réserve foncière laa bëgg a wax amuñu ko mënuñu ko jëlee fudul suuf si nga xam ne nit ñi ñu ngi koy liggéeyee wala suuf si nga xam ne nit ñu ngi ko garanti combien d'hectares des milliers des hectares yoo xamante ne ñu ngi ci àll bi kenn exploité wu ko ñu jox ko kenn nit là je ne suis pas d'accord mais nag
mais nag mënuma ci dara parce que am na ñu leen moom ñoo xam ne ñoom lañ ko tuddee. Et pourtant depuis 1963 la loi sur le domaine national est très claire affecté nañ la pour 24 mois defoo fi dara on a le droit de faire la désaffectation jox ko keneen oui mais tey boo ko defoon luy ay di buri waa ji nangu na suñu suuf jox na ko Matar parce que Matar c'est son adjoint commentaire boobu ngay dégg te or ko fekk demewul noonu donc loolu il faut que ñun ñëpp aussi xeex boobu ñun ñu ànd ci xam ne nag li nga xam ne moom la ñuy def c'est pour permettre nit ñi ñu mën a vraiment def liggéey boo xam ne ñun ci suñu bopp dinañu dimbali mais état central dina ko dimbali ndax xale yi ma gis fii ak jigéen ñi ma gis fii ci zone bii ñu di fa liggéey mais ñooñu du ñooy sonal président ñooñu du ñoo ñuy sonal parce que taluñu ko amuñu boobu jot fa la ñuy yendu bengoon ñu soog a ñibbi seen kër mais loolu stabilité boobu am mais lan moo ko gën a rafet ci benn autorité boo xam ne dafa nekk ci benn zone moo xam autorité gouvernementale autorité locale ñoom ñëpp ñoo ci yem ndax stabilité boobu ñun ñëpp ñoo ko soxla ci suñu zone yi. beneen bi ci topp muy wàllu pour fu ñu leen jox fu ñu war a def benn plateforme ñun jog nañu pour def ko mais nag dañu am problème bu ñu rencontré tuuti muy lan waxoon naa ne nañ leen ko wax pour que ne mënuñu def affectation bi ci turu ARM parce que ARM benn bànqaas rek bu fi ne ëllëg mën na doxe nii doxe na le donc foofu li ñu gis mooy bu ñuy affecté nañu affecté benn coopérative boo xam ne dafa nekk ci suñu biir c'est plus sage waxoon naa sama service comme quoi nañ leen renvoyé waat dossier bi ngeen jox ñu turu benn GIE boo xam ne yore ngeen ko pour ñu def mën a def affectation bi ci seen tur et puis c'est normal parce que tey bu ñu ko defee au nom de l'ARM ëllëg l'ARM mën na réclamer wu ne moom moo ko moom loolu aussi il faut que ñu sécuriser suuf si nga xam ne ñun moom la ñuy joxe donc am na GIE boo xam ne nekk na ci gox bi nga xam ne mu ngi ci suñu biir dëkk donc ci turu GIE boobu lañ koy mën a def mais mënuñu ko def au nom de l'ARM pour que loolu mu gën a leer ci bopp ñëpp pour plateforme boobu pare nañu aussi vraiment pour jàppale leen si donc ndaje tey jii ndaje la moo xam ne ñun dañ koy rafetlu à plus d'un titre Matar dama koy tooñ rek xam naa ne mooy sama adjoint waaye xam naa ne il faut ma teewal sama bopp ndax li ma ci bëgg a wax xëy na du ko mën a wax mais en tout cas daal pare nañu pour li nga xamante ne moom la ñu war a accompagner ñi nga xam ne ñooy liggéey fii ba nga xam ne seen liggéey gën a mën a dem ci kanam sànq am na ñu ko wax na fi directeur nangam ñëw na fi ministre ñëw li ma cof ci wax ji mooy li gënoon mooy na fi président ñëwal boppam te loolu mooy dëgg ndax nag li nekk fii nit waru ko nettali dafa war a ñëwal boppam pour mu gisal ko boppam ku ci ne xam ne nag calendrier présidentiel dafa chargé mais néanmoins nañ ci jéem en tout cas li ma leen mën a assurer préparez-vous ngeen def benn mémorandum def benn demande d'audience am na loo xam ne xëy na ñun dañ ko ci jéem yàlla mën nañu baaxe ba loolu ñu ciy jéem yàlla mënuñu ko defal ba président ñëwal fi boppam xaw ma suba la xaw ma ginnaaw suba la mais su ngeen ko defee dinañ ko appuyer te yaakaar nañ ne buñ ko appuyer di ngeen am réponse président bu soobee yàlla ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di rafetlu journée tay bi li olof Njaay naan weddi moom gis bokku ci tey am na parce que ànd nañu foo xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ fa lu sedd suñu xol waaye tamit am nañ ci njàqare mooy doléance yu bari yi ngeen wax nii mais am na ko ko waxoon ci yéen ni suñ daje bi ñu daje jàpp na ni daje la bu dul niil ca feeñ na ci jël kàddu ñëpp parce que gis naa ni kenn ku fi jël kàddu rek wax na loo xamante nii tey dalal na seen xel léegi nag yéen seen bopp yéenay noté loolu ñu wax ànd caag moom ba jëfe ko parce que gëm naa ni li fi jug ci ay kàddu ak ci engagement buñ ko toppee dinañ dem ba ngeen am seen autonomie ci lépp ñun nag li may wax rek ministre yépp lañ fi teewal bu ñu waxee loolu tamit président de la République lañ fi teewal
ca defe naa ni xam ngeen ni ñun moom loolu ñoo ngi koy jëfe parce que su ma juumul Matar daje nañ fi bu yàggul ci seen diggante ak Senelec ca defe naa ni taxawaay bañ ci am rafetlu ngeen ko voilà noonu tamit la ñuy demee ci ministère yëpp bu ngeen soxla bu ngeen ci sollicité dinañ ci ànd ak yéen mais ci mbiru Senelec boobu nag li tax ma ciy wax ma gën koo tudd mooy que ni temps yi rek gis naa ni am na ñu xam ni defe naa dans les zones des Niayes la ñu génne seeni tool gàncax ga di dee parce que ndox moo fa manqué woon kon tey jii war ngeen a xalaat ni ëllëg seen diggante ak Senelec nan ngeen dem ba am seen autonomie bopp ba nga xamante ni dootu leen dépendre ci Senelec am na ku ko wax fii ci énergie solaire bu ngeen ko toppee lu am solo lay doon voilà ca foofu tamit dinaa profité ni leen keroog taxaw nañu ci réunion ba suñu rencontre ak le directeur agence Senelec bi nekk fii mais booba gis naa ni tey am na loo xam ni tey war ngeen koo jëfandikoo ci lépp nag muy que ni seeni facture courant yi ngeen yoroon sax pour nga mën a ko xayma daar ni ko lii laa yor sax problème la woon mooy wane que ni nit ki tey jii su ma duggee ci tool yi tey mu doon ay millions ba pare millions yi mën leen a joxe benn chiffre boo xam dépense la même hectares yi sax man je doute ci hectares yi je doute que ni suñ demoon mesurer ko exact lii noonu lay doon dépense bi ngeen di dépense sax xamu leen ko mais war ngeen a jugee ci l'informel tey jii da ngeen a war a àgg niveau boo xamante ni dossier buñ jëlee ci yéen di ko yóbbu lay gunge dossier ba doon lu wóor tey jii ñun buñ paree dañuy def suñ PV ci rencontre bii gis ngeen liñ toog yëpp maa ngi noté ñun dañuy bind suñ PV boobu dina dem ci préfet département dina dem ci gouverneur dina dem ci les ministres concernés mais PV boobu mais suñ ko yóbboo rek nettali rek doyul mi ngi mel ni tey nit ki feebar man ma tiim ko di jooy mais mën na maa dem di ko nettali kenn du jooy parce que yëgul li ma yëg donc ñun lan lañ man bind dem nettali mais kon li ma leen di ñaan mooy ngeen andil ñu ay quantité ay chiffres yu wóor yoo xam dina accompagner suñ PV bi ba monsieur le maire de Kër Moussa li mu wax ni président de la République sax su ngeen formuler audience bi dinañ fexe ba démarcher ba mu ñëw président de la République mu am loo xam ni bu ko yëgee day tax mu gën a sawar a ñëw parce que dina toll foo xam da leen di soxla daaw bu ñu xoolee waa Potou mais dañ doon wax naan soble baa ngi yàqu mais am na ñu ko gëmuloon mais lan lañ mujj def woo télévision yi ñu filmer leen ñuy gas seeni kàmb di suul ñëpp ne ah lii kat doy na waar lii moom dëgg nañ ci jug population bépp commencé di leen xeexal télévision ak rajo yi ñëpp def ko débat mais booba population bi dafa gis donc yéen tamit li ngeen di def fii fexe leen ba moom visibilité fexe leen ba lu ngeen jooytu ci benn organisme wala kenn mu mën cee teg loxo mu mën a ñëw gis loolu wala ngeen bind ko wax ko ba mu xam ni bu ñëwee dina ko fa gis donc foofu laa tëddee kàddu gi parce que naaj na mais li ma leen di waxal daal ñun fañ nekkoon démb ak bërgi démb ñoo nga fa incha allah rabbi muy ministère bu nekk bu ngeen ñu fa sollicité dinañ fa ànd ak yéen ba ci président daarif sax su ngeen ci sollicité dinañ fa ànd ak yéen parce que bu ñu naan président moo gën a informé wu ci Sénégal gi yëpp c'est parce que daa am ñu ko toogal ci gox yeeg gox-goxaan yi ñun ñii nag bokk nañ ca incha allah lépp lu fi xew dinañ fexe ba mu àgg ci moom mais nag li ñuy yóbbu dimbali leen ci quantité bi dimbali leen ci chiffres yi doléance yëpp daal tëkk leen ko ñu mën ko accompagner ak suñu PV bi ñuy def yóbbu ko jërë ngeen jëf.